alhamdulillahi allazi anzala ala abdikil kitab walam yaj'al lahu iwajan wa salatu wa salamu ala sayyidina wa maulana wa habibana wa shafi'ana sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa khulafa rashidin wa man tabi'ahum bi ihsani ila yawmiddin. mbokk julli ñu ngi ñëw rek ci laylatul qadar, waaw, la nuit de la destinée, waaw, muy tombeeg la nuit du 26 jëm le 27, waaw, muy le 7 mai 2021 wala le 8 et le 8 non, voilà. dañuy wax rek ne ku wax laylatul qadr rek c'est la sourate 97, waaw, révélée à la Mecque, saar boo xam ne la juróomi laaya la 5 versets, waaw. laylatul qadr wala la nuit de la destinée wala la nuit des décrets wala la nuit des décisions, parce que liy xew à partir de tey jëm suba ba déwén incha allah tout est décrété, waaw. yàlla programmé na lépp li fi xew, moo xam ay am la, moo xam ñàkk la, moo xam feebar la, moo xam wér la, ak lépp lu doomu adama mën a xalaat rek tout est programmé pendant cette nuit. te tamit c'est dans cette nuit que béni du Ramadan qu'a débuté la révélation. révélation bi mu ngi commencé ci laylatul qadr la ñuy jëkk a wax yonent bi iqra bismi rabbika lañ ko jëkk a wax, waaye jàngal. kon doomu aadama bu nekk jàng war na la, waaw. rek le Coran d'abord, waaw, dans la table gardée mooy lawhul mahfouz, waaw, wala la table scellée bu la neexee tamit, wala le tableau électronique bu la neexee, waaw. parce que tamit jamono moo ñëw ba nga xam ne léegi lu ñuy wax la table gardée da nga xam ne c'est un tableau électronique. toutes les données des gens sont là-bas. doomu aadama yi seen mbir yëpp fa ñu tàmbalee ba fa ñuy jeexale yëpp nga ci biir tableau boobu, waaw. te loolu yomb naa nangu, waaw, parce que technologie bi dafa avancé, voilà. moo tax il fut descendu tout entier, waaw, ci lawhul mahfouz. après yàlla yóbbu ko ci baytul izza. baytul izza mooy la demeure de la gloire, waaw. léegi nag après nag muy soog a wàcc nag crescendo ndànk pendant 23 ans, 13 ans à Makka et 10 ans à Médina, waaw. léegi nag suivant les circonstances yi nga xam ni moom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon traversé, waaw. ñu dugg ci saar bi ba'da auzu billahi mina shaytaani rajim, bismillahi rahmaani rahim. inna ni ko ñun anzalnaahu ñoo ko wàcce lan alquran, waaw. fii laylatin ci guddi laylatul qadr ci la nuit de la destinée, la nuit du décret. wa ma adraka ma laylatul qadr, mais kan moo lay wax lan mooy laylatul qadr. laylatul qadr mu mel ni moo ko répondre, nee na xayrun moo gën min alfi shahrin ci 1000 mois, waaw. 1000 mois boo ko doon seet dans la vie d'un individu c'est 86 ans, waaw. léegi tanazzalu dina wàcc almalaikatu. almalaykatu c'est une multitude d'anges, waa, ay malaaka yu dul jeex. wa ruuxu fiiha ci guddi googu. ruuxu am na yenn exégètes du Coran, yenn ulama ñoom dañuy wax ni c'est l'âme daal, la lumière la ñuy wax ni moom la. mais am na ñoo xam ni dañuy wax ni c'est Jibril, parce que foo déggee ruuxul xuddus rek xamal ni c'est Jibril, parce que foofu daf ko nawee carrément. mais damay wax ni rek dañuy wax rek ni yàlla du yónni une multitude d'anges te amul du seen patron ñu ànduñu ak seen patron. loolu moom xel rek moo la ko war a jox ni xam ni werante bi day bari rek. mais ruux boobu c'est Jibril moo leen di guider, waaw, mooy seen patron. kon nag mu ngi noonu. alors mu wax rek ni bi izni rabbihim ci seen digal borom, waaw. min kulli amrin ci bépp mbir nag, waaw. mooy li ñu wax leen décret bi du xasee wàcc rek diw mii de dina fi am oto, diw mii bi dina fi am soxna, diw bii dina fi am jëkkër, dina fi dem màkk, dina fi def laa rek moom ngay gis, waaw. parce que c'est déjà décrété, waaw. nee na min kulli amrin, waaw. léegi salaamun nee na mucc jàmm xéwal xëya nekk na ci guddi googu xataa matal fajar ba fajar di fenk, waaw. ba fajar di fenk jusqu'à l'aube, waaw. la nuit de la destinée, des décrets, des décisions vaut mieux que 1000 mois, waaw. maanaam 86 ans comme ni ma ko waxoon sànq. te loolu tuutiwul,
damay wax rek suñu jamono yi ñu toll nit ki di dund 80 ans rek yombatul yombatul waaw. à ce propos mooy ci guddi googu xam ne moo gën 1000 mois ku ñuy wax ni Mujaahid dafa nettali waaw muy wax rek ni ci doomu Israël les bani Israël waaw nee na dafa amoon koo xam ne kii nit koo xam ne kii dafa doon passer la nuit en priant guddi gi yëpp daf koy julli waaw léegi bëccëg bi nag muy xeex ak noon yi ba le soir c'est-à-dire addinaam yëpp loolu la woon quoi bu julliwul mu ngay xeex ak noon yi kon kooku léegi nag loolu moo ko indil xéwalu 1000 mois kooku noonu léegi nag comme les musulmans doon étonné wu de ci acte yi nga xam ni moo kooku noonu la doon def yàlla daal di leen subhanahu wa taala daal di leen wàcceel suuraat bi bu wane ni seen valeur te ñoom seen bos ñoom jullit yi dépassé na 1000 mois en mérite voilà. léegi pour appuyer cela am na ku ñu benn hadis bu rapporté par Abu Hurayrata yàlla na yàlla ki yàlla yónni alayhi salaatu wa salaam sallallahu alayhi wa sallam di wax ni man xaama képp koo xam ne taxaw na saxal na laylatul xadar guddi laylatul xadar imaanan mu ànd ak imaan wax ci saaban nee na mu am yaakaar récompense nee na xufira lahu dina ko def na ko jégal maa taqaddama li nga xam ne daf ko jiite woon ci min zanbi ci bàkkaaram yi mais loolu rek doy na pour doomu aadama bi guddi gi mu taxaw ci waaw taxaw ci ba fajar daf koy jar voilà. léegi nag ce qui se passe la nuit de créer en priant avec foi et espoir ne de la récompense divine nee na ses péchés antérieurs lui seront pardonnés Bukhari et Muslim waaw. comme ni ñu waxee ci biir saar bi waaw une multitude d'anges descendent avec des bénédictions mooy dañuy wàcc ak ay xéwal waaw yërmande comme bu ñuy wàcc di déglu ñiy jàng alxuraan wala ñiy daje ci mbooloo di tagg borom bi waaw di ko sabal waaw nee na xéwal dañuy indaale xéwal wàcc ko ci ñooñu si c'est guddi googu le sont prises toutes les décisions importantes waaye comme ni ma waxee sànq rek mooy ay décisions yi nga xam ne dafa am solo ci doomu adama yëpp daanaka yëpp ñu ngi koy jël ci guddi gi waaw comme ni mu ñëwee si sourate 44 la sourate Duxaan mooy la fumée waaw day wax rek ni inna nit ki ñun anzalnaahu ñoo ko wàccee gis nga comme ni ma waxoon sànq rek lan la wàcce alquran fii laylatin ci guddi goo xam ni mubaarakatin bu barkeel waaw laylatul qadr guddi gu barkeel la parmi les autres nuits waaw. nee na innaa nit ñun kunna munzirin ñun ñoo wàcce alxuraan ci guddi googu pour mu nekk di xupp doomu aadama yi waaw ci yonent bi lañ koy wàccee muy xupp doomu aadama yi waaw. nee na fiihaa ci guddi googu yufraxu dina teqale kullu amrin hakim bépp mbir rek avec sagesse waaw. amran min indina nee na mbir moo xam ne min indina tukkee ci ñun inna kunna mursalin ñun ñoo yónnee yonent yi ñoo leen yónni ci seen peuple yi pour ñu waar leen waaw raxmatan yërmande min rabbika tukkee sa borom innahu ni ki moom huwa samiul aji dégg laa kon la mooy c'est l'audient mooy ki nga xam ne loo wax dégg na ko waaw les chuchotements yi nga xam ne sax sa xol mu ngi koy kii dégg na ko waaw. al alim aji xam lépp la waaw il est omniscient waaw. rabbu samawaati wal ard nee na moom mooy buuru asamaan juróom-ñaar ak suuf juróom-ñaar wama baynahuma ak li nekk ci diggante ñoom ñaar waaw c'est le milieu ambiant in kuntum neem nekk ngeen mu xiin di am yaxin ci loolu waaw. waaw Malik dafa rapporté ni dafa mës a daf ko dikkal que yonent bi que yàlla tabaraka wa taala dafa bëggoo dafa il a voulu par cette nuit waaw won yonent bi sallallahu alayhi wa sallam que nitu xeetam mooy njabootam waaw nee na comme mënuñu woon avoir la longévité des anciens peuples comme mënuñu woon dund comme ñu jëkk ñu nañu daan dundee ay 1000 ans 2000 3000 ans waaw nee na kon moo tax nag mu léegi nag pour ñu am autant ci xewal parce que ku dund lu yàgg rek topp yàlla rek da ngay am xewal gu bari moom waaw mais bu sa fan gàttee moom macha allah mu ngi noonu
waaw léegi nag ne pour ñu am ay xéwal yoo xam ne daf leen di favoriser leen léegi nag moo tax mu wàccee leen guddi googu xam ni moo gën junni weer waaw xam nañu si elle existait déjà ou pas waaw ñun daal tombé nañ ci ñun waaw ñun moom tombé nañ ci waaw léegi nag où se situe fan la féetee par rapport au mois de Ramadan xam nga loolu question boo xam ne bi dañ koy posé waaw léegi nag ay plusieurs opinions ay wax yu bari kii wàcc nañ ci daal Hassan al-Basri ak Shafi yi ñoom ñoo bokk gis-gis dañuy wax rek ñoom dañoo basé wu sur un fait historique waaw mooy la bataille de Badr waaw bataille de Badr tamit les tuxat la tombeel waaw loolu moo tax ñoom ñu ne ñu jàpp jour boobu ne yàlla pour caractériser pour wane ne xare Badar c'est la première bataille de l'islam waaw moo tax mu symboliser ko noonu waaw moo tax rek mu wax rek ni ñi nga xam ne dañoo les hommes incrédules ak les musulmans ils se sont rencontrés mooy ñu fénqaloo waaw te ñëw nañ ci sourate Anfal butin verset 41 waaw muy wax rek ne yomal furxaani waaw mooy bés bi nga xam ni ñaari daje na yomal taqal jamaani waaw mooy jour bi nga xam ne tàqale nañu mooy le jour du discernement yomal taqal jamaani mooy ñaari kuréel yi nga xam ni dañoo daje woon waaw mooy ñi dañu gëm yàlla ñuy weddi yàlla voilà moo tax beneen bi ñu ne mu ngi ci 19e nuit comme ni ko avancé Ali ak Ibn Mas'ud ñoom nee nañu c'est la 19e nuit waaw ñii ne la c'est la 20e nuit waaw selon Abu Saïd al-Khudri waaw moom ko rapporté indi lii di wax ni ki yàlla yónni le messager d'Allah paix et salut sur lui yàlla na yàlla yokk ay leeram nee na dafa mës a def benn retraite spirituelle mooy koor gi bu daan ñëw dafa daan dugg ruq toog di fa jaamu yàlla du fa jógee waaw léegi nag dans la première décade mooy premier 10 jours yi waaw les premiers 10 jours yi waaw maanaam les 10 premiers jours waaw du mois de Ramadan léegi nag saaba yi nee na ñu def comme moom waaw léegi nag cette nuit là ci guddi googu Jibril alayhi salaatu wasalaam daal di ñëw wax ko li ngay wër mu ngi nii sa kanam waaw c'est-à-dire dans les jours suivants kon xam nga di yàlla na kon da koy wax ni mu ngi ci soit les 20 wala ci les derniers 10 jours waaw léegi nag mu defaat beneen retraite spirituelle dans la deuxième décade saaba yi après ànd ak moom def ko comme moom waaw après Jibril tamit daal di ñëwaat ne ko waxaat ko ne li ngay wër mu ngi nii sa kanam waaw le lendemain du 21 jours du Ramadan prophète bi sallallahu alayhi wa sallam daal di def benn prêche mooy benn daxwa waaw daal di wax ni képp kenn ci yéen ki nga xam ne def na une retraite spirituelle avec moi waaw nee na qu'il rentre chez lui car j'ai vu la nuit des décisions nee na parce que won nañ ko laylatul xadar waaw mais aussi nag dañ ko fàtteloo gis nga ko won nañ ko mais xamatul la parce que dañ ko fàtteloo waaw parce que sinon rek tamit day yomb dana am ñoo xam ne sama compagnie yi dañuy toog ba boobu heure boobu rek ñu commencé jaamu yàlla comme il le faut voilà te nga noonu du noonu voilà moo tax rek mais elle se situe comme ni ma ko waxee dans les jours impairs waaw comme Dieu est impair waaw c'est tout à fait logique waaw mu ne de la dernière décade du mois de Ramadan mooy les 10 derniers jours waaw nee na gis naa ko comme maa ngi sujjóot ci ban boo xam ne dafa am ndox waaw léegi opinion yi bari nañ ci am na ñuy wax ni elle se trouve au 23e jour ñi 25e jour du Ramadan am na beneen version rapportée par Ahmad waaw kii Zir ku ñuy wax Zir wax na ni dafa mos a laaj à Ubay ibn Kaab waaw mu wax ko yow Abdul Muzir waaw sama mbokk wax na ko waaw mu répondre ko que Dieu lui fasse miséricorde car il sait bien qu'elle se situe au mois de Ramadan et plus précisément dans la nuit du 27e jour voilà mooy jour bi ñu nekk tey jii nii waaw xam nga waaw noonu moom loolu la wax waaw mu daal di waat nag waaw léegi nag moom mu laaj ko ne ko waaw nan nga ko xamee mu ne grâce ab signe boo xam ne bii moo ma koy indiqué parce que le soleil le lendemain soleil bi ni mu daan tàppee ak doole
day am faible intensité waaw day faible waaw waaw day faible lumière bu moins faible que d'habitude moom lay indi waaw waaye rek yàlla rek a xam nga ñii wax ni 27e jour bi la tamit dafa am ci lu ñu sukkandiku tamit dañuy wax ni laylatul xadar baat boobu ñëw na ñetti yoon ci biir saar bi te laylatul xadar boo ko compté 9 lettres la 3 fois 9 muy 27 waaw ñoom moo tax 27 boobu lañu jël waaw te booy seet sax 27 boobu si ça quand tu fais les 27 ça te donne les 99 noonu la jël waaw moo tax te bon yàlla daal moo xam laylatul xadar waaw dañuy wax rek ne bu koor gi commencé rek chaque jour na nekk laylatul xadar pour yow waaw incha allah du ñàkk nga dajeeg moom waaye boo ko bëggee natt moom yombul nga jàpp ko voilà moo tax yàlla nañu yàlla defal sutura yàlla nañu yàlla defal jàmm yàlla nangu suñu koor surtout nag loolu nangu ko waaw parce que bu ko nangoo ful bi moom c'est évident ful ko koor gi mu ful ko c'est évident waaw parce que moom moo wax ni a sawmu lii waa ana ajri bihi nee na koor maa koy fel sama bopp waaw koor sama mbiru bopp la maa koy fel sama bopp te buur subhanahu wa taala yi muy bàyyi yëpp di ko fayal soit malaaka yi ñëw jox ko nit ainsi de suite intermédiaire mais nee na koor maa koy fel sama bopp kon loolu dafa nekk lu important loo xam ne doomu adama daf ci war a taxaw def ci lépp lu mu mën ci jaamu yàlla parce que koor dafa ñëw pour la révision du corps de l'esprit et de l'âme dafa ñëw pour sellal yaram sellal xel sellal ruu waaw parce que yi mu lay tere yépp moom la lay tere budul koor tamit mais comme koor moom abstinence la waaw boo tax ku ci nekk daal da ngay xam ne rek yaa ngi ci jihaad booy seet waaw parce que abstinence ñu ne la lii dafa neex lu ko boo ko laal kii bul laal bu lekk lii bul naan lii bul def lii bul def la mais yooyu d'une manière générale moom lañ leen mosa di tere waaw waaye nag koor nag moo rawati koor parce que koor c'est comme ni ñu waxee ne moo gën 1000 mois mais kooku jar na doomu aadama yi fexe amande ci waaw fexe buur bi jéggal ko ay bàkkaaram et puis dugal ko ci yërmandeem yal na yàlla dugal ci yërmandeem ci barke Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam allazina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanahu ulaika hadahumullahu wa ulaika hum ulul albab albirru la yabla wa zanbu la yunsa wa dayanu la yamut if'al ma shi'ta wa kama tudinu tudan wal aqibatu lil muttaqin fi amanillah